yàlla juddu Yonent bi rek xam naa man la Habib Guène président union nationale des maires du Sénégal fii à Thiès niveau Thiès quoi. waaw jaaxle rek moo ñu indi heure bii nga xamante ni jigéen ñi waroon nañoo fekk ñu nekk seen kër yi góor ñu nekk si liggéey bi yàlla dogal ñu jox ñu sànq wax ñu ni minuit Lamine Diallo ak préfet dañuy ñëw toj marché bi loolu nag muy ni ñu jaaxle gu rëy parce que boobaak léegi bëggoon nañ ko joxoon nañu ne la 15 joxaan ñu le premier tey ci guddi ñu jekk ba si yàggu ñu day ñëwaat toj ko te conditions yi nga xamante ni moom la ñu bëgg a def moom la ñu dul d'accord tey d'accord ñu ko ëllëg yàlla dogal na fii nag ñu fi nekk semaine de fer 77 ba léegi moo ñu ko joxoon ñu toog fi di daan suñu doole bu ñu xëy naan ñu kenn moo ko moom d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg te tamit demuñu ci marché ba la di fa toog di fa jaay loolu moom lañ bëgg mu leer ci askan wi yëpp ñu ngi toog fii ba fanaan fi ba fajar nag di leen xaar heure bu ñu ñëwee dinañ ñu fekk bu fekkee dañuy jaar suñu kaw yàq suñu alal dañ ñuy rey wala ñu tëj ñu rek waaye fii la ñuy toog xaar leen ba koroo ñuy ñëw d'accorduñu dem ci àll bee ci conditions yi ñu fay yóbbu loolu donc moo waral woote bi ñu ngi ciy interpellé na président Macky Sall mi nga xam ne moo yër réew mi xam ne ñun ñii ay néew di doole lañ ay nit lañ loo xamante nii fay wuñu weer amuñu bulletin de salaire amuñu dara fii la ñuy xëy daan suñu doole jël suñu alal yóbbul suñu njaboot tey bu ñu xëyee bëgg ñu koy yàqal ci conditions yi d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg loolu donc moo waral ñëw jukki xaaju guddi gii ñëw di protéger suñu alal pour bañ ñu yàqu loolu donc moo waral di amul waaw lim ñu wax rek moom moo gën a dalal suñu xel wax nañu fii semaine de fer moo leen fi tegoon te semaine de fer moo leen fi jëlee kenn mën leen fee jëlee ku dul semaine de fer moo leen ko joxoon bu demee ba semaine de fer soxla ko dina ñëw jox jël ko comme que nag léegi ñun keneen moom mënuñu fee jëlee yaa ngi dégg ku dul semaine de fer moo ñu ko jox moom moo ñu fii jëlee conditions yi ñu bëgg a yëkkatee marché bi nag xalaatuñ ko tey xalaatuñ ko suba xalaatuñ ko ginnaaw suba lii rek moo waral suñu jaaxle ñu ciy interpellé président Macky Sall direct amatul kenn koo xamante ni moom lañ ciy woo ku dul moom yàlla dogal na amaguñu marché ñu ngi koy muñ nañ fi bàyyi nag bañ am marché ñu dog ñu yóbbu ci àll ba amul sécurité amul lampe am na ay jaan am na ñuy karaate am na ñuy reyaate defuñu ko te réew mi chaque jour ñu dégg ku ñu rey chaque jour ñu dégg ku ñu jam te xalaatuñu loolu duñ dem foofu ñuy rey duñ ko def tey duñ ko def ëllëg fii ba fajar ñu ngi toog fii ci marché bi da xaar buñ ñëwee ñu jaar suñu kaw yàq suñu alal wala ñu rey ñu jihaat loolu dong lañ doon wax wasalaam. amul leneen waaw salaamaaleykum. dañ fi ñëw tey en tant que responsable de syndical de l'intersyndical de Dakar Bamako Ferroviaire. fan yi weesu waa marché bi dañ ñoo saisir ci situation bi am fii. bon ñun nag mënuñ ci woon dugg te amuñ ci lu leer. bi ñu demee Dakar Bamako Ferroviaire laaj ko service contentieux ak le service des infrastructures ñu xamal ñu ni këyit droit réel bi nga xam ne moom la ñu yor fii ci titre foncier 143 la bokk. donc ci titre foncier ex-régie des chemins de fer la bokk ñu transféré ko SNCS transféré ko DBF bu yàggul ci décret donc béréb yi mel nii bëri na lool ci sites yi nga xam ne chemin de fer am na ko mu nekk des contrats à titre précaire. dafay nekk ay contrats yoo xam ne dañ koy séq ak soit mu nekk commerçant wala ku fa def place boo xam ne saa yu ko chemin de fer soxlaa da nga ko koy delloo. léegi nag loolu ñu cee am as tuut ñun ci difficulté yi nga xam ne dañ koy nekk di traverser souvent daf ñuy permettre ñu mën a au moins joindre les deux bouts. bi loolu amee nag tey ci guddi ñu déggaat ni dañ leen a sommé pour ñu quitter. bon li ñu war ñun en tant que autorité mooy woo nañu l'administrateur de Dakar Bamako wax Ferroviaire waxtaan ci ak moom. moom xamal nañu ni defoon na benn lettre adressé ko aux autorités police et comment encore non le préfet le commissaire et cetera ak administratif le droit réel qui précise que ni site bi site chemin de fer la jox na leen ko donc moi je pense que loolu def na ko moom en tant que administrateur Dakar Bamako jugement bi nga xam ne moom la ñuy gis ni moom la ndaw soosu yor jugement bi dañ ne sax d'abord chemin de fer nekkuloon ci jugement ba donc booy attee damaa yaakaar ni parti yi nga ko war a seq ñoo ko war a toog bon administration DBF xamal nañ ñu ñoom ba léegi saisir notifié wuñu leen sax d'abord jugement bi donc bala ngay mën a def sax riposte wala appel il faut que ñu notifier le jugement nga doog a mën a def appel
bi ci des mooy li nga xam ne mooy moom la ñuy tëjee mooy suufu chemin de fer gi ñu jël di saax-saaxe suba ngoon ba ku mu neex ku nekk nga jóg ne maa moom dama yaakaar ni dañu déggul président Macky Sall li mu wax barki démb ci 31 décembre ne dafa bëgg a defaraat chemin de fer te chemin de fer mën na ko defar te amoo ay infrastructure ñii fi nekk nii tey sax ëllëg bu ko chemin de fer soxla woon dañ leen di ñaan ñu jóg ñu def ca lañ ca soxla donc dama jàpp ni tey même bu dee sax li préfet wax parce que jot nañu jokkoo ak moom parce que moom il parle de sécurité publique donc sécurité publique boo koy exercer da nga koy exercer ci domaine public waroo ko exercer ci domaine privé donc loolu sax tey bu ko doon exécuter dafa waroon déggoo ak DBF bi nga xam ne moom place bi ci loolu wa ilaa mu nekk kon donc benn genre je ne dis pas deal mais mu nekk benn genre compromis boo xam ne dafa mel ni rek dañoo bëgg a dégager ñi pour jox ko ki ñu wax ne moo ko moom te ki ñuy wax ne moo ko moom ñun duñ ko bàyyi tant que demuñu ba ci yoon ba yoon génn kayit yu leer na moo ko moom parce que suufu chemin de fer la fii yëpp et puis comment se fait-il que le TF 143 145 141 nga génn ni yow sa maam moo ko moomoon te loolu mu nekk ay këyit yoo xam ne chemin de fer moo ko moomoon ci jamono loolu moo indi jiixi jaaxa gi xew tey ñun tamit comme waxoon nañ ci ak ñoom xamal leen ni ñi ñun li suñu alal la danañu ñëw taxaw ak ñoom ci loolu ba keroog ñu ciy gis dëgg non ñii mënaguñ leen fi jëlee parce que ñun gisuguñu lu tax ñu leen fi jëlee defuñu tamit lu tax ñu leen fi jëlee bi ñu demee ci ay jamono ba gisoon ni tax doon nañu xaw a yëg ci kaw raay bi woowoon nañu police ñu dégager leen ñu moytu raay bi parce que jege raay bi risque la woon boo xam ne mën na nekk saa yu nekk ay talof-talof mais fa ñu nekk nii actuellement ñun gisuñu exactement ban insécurité moo fa am bu tax ñun lañ jóge leen fii bu dee tamit dafa am insécurité ñoom nañ ñu ko wax ñun ñu seet nuñ ko organiser ba du am benn problème mais bu leen ne par force rek dañ fiy jóge utal leen feneen foo xam ne buñ fa demee day yàq seen liggéey te programmé wuñ ko woon programmé wuñ ko woon loolu tamit ça fait ay difficulté la waaw man la Ali Ndiaye président filière d'oignon région de Thiès responsable Pàcc Soble bu marché central vice-président de Unacois Diapo. alors très bien mu mel ni tey am ngeen jiixi jaaxa ci rek ci wàllu déguerpissement bi nga xam ne yaakaar ngeen ñu bëgg nga wax ni tey. waaw non man moom sama aqulay taala man tiituma rafuma tam dañ ma woo rek téléphone ne ma il fallait que nga ñëw ma ñëw parce que li tax tiituma rafuma mooy dossier boo xam ne dafa nekk ci tribunal te ñu koy àtte pareegul yaakaar naa ne waruñu cee tiit bu dee dëgg rek lañ lay wax nag dëgg xaw ma nag ñoom bu ne nar nañ leneen lu dul dëgg mais ci li nga xam si ñoom waxtaan nañ suñuy conseil juridique ñoo ngi déglu leen déglu xamal nañ ni ñoom il fallait que bala ñuy mën a def benn mouvement il fallait que ñu xam ni carrément dossier bi décision bi tribunal jël force mu génn te li ñu wax mooy dañuy àttee dossier bi le 6 février 2020 kon yaakaar naa loolu tey ñu toll ci le 3 bay ñu ni suba la ñuy dugg ci la 4 kon yaakaar naa dara xewugu fi lu tax ñuy wax ah ñoom nag seeni décision yi bopp la ñu yor ñoo xam nag ak ni ñu koy defee mais ñun daal li wér te wér mooy ñun suñuy bagage ma ngi fi ah defar nañ suñu lépp def nañ li nga xam moom la ñu yoon sant itam parce que ñun xuloowuñu kenn xeexuñu ak kenn sanante wuñ xeer ak kenn li ñu def mooy war a liggéey toog ci ay règlement yu leer xuloowuñ ak kenn sanante wuñ ak kenn képp ku jëm sa doole nag ba ñëw nga xamante ne da ngaa utiliser li nga xamante ne mooy sa pouvoir bi ne say mbagg bu boobaa yow ak justice la ñun du yàgg ñun parce que boobaa am nañ yoon bu ñu jaar bokkul ak taxaw di jàmmarloo kenn fii ñun dañ fi ñëw rek mais ñëwuñu fi pour déem a xool pour bu ñu egsee ñu daw def confrontation ñoom déedéet man defuma loolu te santuma woo kenn li ñuy def mooy dañuy liggéey wàcc nan dem nañ suñu kër di ñibbi nañ ñu wax ñu carrément kat nee nan am na ñu fi ñëw pour bëgg a yàq seen i bagage man nag li ma jot ci ay écho mooy te lu leer nañ la ñoom muusante lañ dem pour recruter ay nit pour ñëw dindi bagage fi nekk promoteur bi moom moo fa dem ku ñuy wax Moustapha Ndiaye kooku man dama koy citer bu baax parce que bu ma wooyee ci yoon it ma fekk ko fa moom moo fa dem di fa jël ay minebar pour ñëw dindi bagage fi nekk dama yaakaar nag bu fekkente ni yoon rek la ñuy doxal promoteur moom yoonum nekkagul ci suuf moom bu dee yoon la ñuy doxal nag xaw ma nag bu ñuy doxal leneen su dee dañoo am leneen lu ñuy doxal nag kooku moom ak ñoom la mais bu dee dëgg rek mooy dëgg promoteur yoonam warul dugg ci suuf beneen bi des mooy ñaar ñu ko seq muy chemin de fer ñu koy wax l'état du Sénégal ak ñu ñuy wax famille Ana Faye ñoom it kenn xëccoowu ci kenn xeexu ci ñoom ñu ngi toog jàpp seen jàmbur kon defe naa ne mbir mi leneen moo ci xew lu bokkul ak li yoon santaane loolu moom mooy affaire bi ñun nag li ma la waxoon encore une fois rek ñun daal ay responsable lañ dañuy liggéey yor suñu alal investir ko
demuñu def leen lu yoon tere lépp lu yoon tere duñ ñu ci seen lu mu santaane buñ xëyee ca la ñuy nekk fa suñu yéen a ànd am ak kenn contentieux ñoom nag ñoom ñoo jël seen décision bopp pour def moo xam ku mu mën a doon nag laa la wax ku mu mën a doon rek ancien fi taxaw ak ñëpp a ci yem ñoom li ñu décidé ñoom seen décision bopp la te li ñu xamante ne moom la ñu waxoon ñoom baatum njaay ak yooyu yëpp ñoom lay génne ñun nag ñoo ngi toog di xaar képp ku ñu fi fekk nag fekk ñu fi mais sunu ruu gii nag bu leen leer nañ ci lañ ko teg rek mu seen jàmm kooku moom yaboo ñu xam ko parce que du ñu liggéey ba dee ñëw benn nit di ko ñëw di ñu massacrer duñ ko sax nungu duñ ko sax kooku moom mu néew ak mu naqal luñ ko def bu leen neexee nag nañ indi seen i machine yëpp jaar suñ kaw buñ jàllee nag dafi néew après ñu dem def seen i affaire c'est bon